Dieynaba Diouf monsieur le maire Dieynaba Sall ak jigéen ñu ñaawul ñii toog sama ginnaaw ak Chérif Dia sunu sëriñ kon am na ni yaakaar ni fii ci Somme sunu boolee sunuy doole boole sunu force yàlla mën nañu am lum nu may ndaxte nag waxte dëgg yàlla ñu xarañ ci mbiru politique ñoo fi toog ñu yàgg Thiès xam leen seen fii ñu xam leen ñoo ma encadré kon am nañu yaakaar ni Somme mi Ibrahima Jacques Gueye liñ fa bëgg yàlla dinañu ko may loolu nag dañuy wax aussi tam ni peccum liir su neexee yaay ji moo téye ci mbagg yi dañ leen di dénkaat sunu bopp di leen tàllal sunu loxo pour que ngeen ñëw jàpp nu comme nii ngeen ko defee tey mu am yeneeni ay bis yoo xam ni dinañu permettre ñu gën a dëgëral suñuy proximité gën a dëgëral ay caravanes yi nga xam ne moom nañ fii def kon nag comme wax ji du gudd ci turu ñëpp ñi ngi nuyu bu baax honorable député Maïmouna Sène di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci pôle bi yëpp li tax nag ñun waa Somme ñu war a góorgóorlu gagné centre bi c'est que président Macky Sall daf ñoo defal lu mu defalul koñ yu bari parce que bu jëlee un programme d'assainissement de 9 milliards boole ci waa Somme war naa tax waa Somme jóg xar seen tànku tubéy pour ñu gagné Ibrahima Jacques Gueye su fekkee président Macky Sall dafa instruire ministère du cadre de vie pour que ñu defar avenue Camp bi yëpp nga xam ni ci quartier Somme lay jaar jël 5 milliards de francs def ko ci ñun waa Somme dañoo war a jóg xar suñu tànku tubéy pour que Ibrahima Jacques Gueye ñu gagné ko bu président de la République jëlee 3000 lampadaires solaires may ko waa Thiès benn partie bi di ñëw ci Somme ci côté yi nga xam ni dañoo lëndëm war naa tax ñun waa Somme ñu xar suñu tànku tubéy fexe ba centre Ibrahima Jacques Gueye ñu gagné ko ci biir koñ bi assainissement bi dafa ànd ak ay évacuation d'eau usée yoo xam ni kër yëpp dañ leen ciy laaj bu nekk 36 000 francs suñu jàppantee ñun ñëpp wax ak population wu Somme yi ñu fexe ba ñu gagné le centre Ibrahima Jacques Gueye ñu waxaat ak kilifa yi fi toog ñu wax ak président de la République mu wàññil ko waa Somme wala sax mu may leen ko ñu bañ a fay 36 000 francs yooyu ndax nag président bu ñu waxantee dëgg wàññi na ko ndax subvention bu mu ci def moo tax nit ñi war a fay 36 000 francs ndax bu fekkoon amul subvention ku nekk war ngaa fay lu jege 500 000 francs mooy téeméeri junni. man nag loolu li ma ci kii mooy du bari man sama moromu jigéen ñi rek laay ñaax di waxtaan ak ñoom ndax defe naa ne président Macky Sall ku ko dooleel jigéen ñi war nañ cee mën a gis seen bopp bu baax a baax te ñu ngi ko ciy gis ndax man fii ma nekk ci Somme nii tey programme bourse familiale maa ko yore comme da ngeen a yàkkamti branche bu tuuti laa ciy wax rek pour jigéen ñu gën a takku gën koo jàppale ba li ñu bëgg tey ñu mën koo am ba mën leen a yóbbu fu soree sori ndax non seulement def na programme bourse familiale fii di dimbale jigéen ñi di dimbale xale yi waaye dañu góor gu ci nekk na nga génn jox jigéen sa jabar mu ñëw ndax ñoom ñoo yore xale yi ñoo jàppale xale yi yamul foofu daf ñoo jël tàggat ay nit man mii ci laa bokk defal ñu ay formation ñu ñëw di yee jigéen ñi di waxtaan ak ñoom ci état civil di waxtaan ak ñoom ci éducation di waxtaan ak ñoom ci santé te jigéen bu amee wér-gi-yaram rek am na lépp te président jigéen ñi ñor na ko problème bi ci topp mooy beneen bi ma nekk ci santé xam ci lu bari mu jël CMU def ko CMU boobu mu def nii tey jii ñi bari ñu ngi ciy faju te nekkuñu ay fonctionnaire de l'État te bu faju jotee ñu faju comme ñëpp bi ci topp mooy mu jëlaat wér-gu-yaram mu jigéen ba tey bëgg ndawam yu wér mu jël benn programme boo xam da koo dugal ci vaccination muy dépistage cancer du col de l'utérus intégré ko ci biir PEV bëgg na xale bu juddooti fii ci Sénégal di jigéen am 9 ans mu protéger la nga ànd ak wér ba dootoo am cancer du col mën a jur Sénégal jëm kanam kon man jigéen ñi laay ñaax le 24 février yéen ñëpp na ngeen ñëw voter massivement ba ñu gagné fii ba nga xam ne au soir du 24
dañuy jubilé fii ci Ibrahima Jacques Gaye man jigéen ñi yéen laay waxal wasalaam. kon suñu visite bi li ko waral mooy nemmeeku si njaboot gi ginnaaw dañoo monté woon pôle yi ba pare dafay obligation pour que ñu ñëw saytu liggéey bi nan la demee ci boor bi parce que nag pôle bu ci nekk dafa am particularité am Ibrahima Jacques Gaye nag nekk na centre boo xam ni suñuy fierté la woon ndaam parce que daan nañ fa am ay résultats yu satisfaisants mën naa ni budul élection législative yi passé élection yu ci bëri bennoo bi doon na fa am ndam lu baax loolu lépp nag li ko waral mooy góor ak jigéen mag ak ndaw yi nekk ci koñ bi maanaam am engagement am détermination war a gën a dàbbali parce que bi yoon élection présidentielle la donc président ni ñu woon nañ ñëw ci njaboot gi waxtaan ak ñoom ni liggéey bi c'est pas compliqué proximité kese la nañu dugg ci kër yi dugg ci néeg yi wax ak nit ñi parce que am nañ candidat bu am bilan am nañ candidat bu am ay projection vers le futur maanaam programme boo xam ni mën nañ ko dëgmal ngir demee kuy def programme nag naan 2035 mu wóor ni du la fekk sak njaboot moo tax say doom moo tax wuute na ñoom ñi nga xam ni tappale kese nañ fi nekke amuñu programme amuñu dara ku fi nekk di fëgg sa dënn tey ñam nañ la ñun nag Thiès ñoo ko mën a développer te loolu moo waral ñun ñii nekk fii ñun ñëpp loolu moo waral suñu engagement politique bi nag parce que dañ ñoo yàgg nax Thiès jël dëkk bi di ko def bouclier jël dëkk bi di ko xeexee nguur ba Thiès fii mu toll tey mu toll fii président Macky Sall nag li mu fi def kenn defagu ko fi NSTS gii nga xam ne dañ ko fay reyoon dekkil na ko Promoville bi gis ngeen fii ngeen nekk ab tali la bu ñuy xal di ko defar DER bi démb rek am na ci soxna yu bëri yu ñu convoqué am lu ñu leen jox soxna si wax na ko léegi donc am ngeen candidat boo xam ni candidat bu neex a jaay la li may wax rek mooy am na ñuy gàmmu am na ñuy raas démb na ngeen xam li tax ngeen nekk fi na ngeen xam li tax ñu teg leen ci comité électoral bi parce que kat bëgg nañ bu 24 jotee ku fëgg seen dënn yëkkati loxoom yéen it ngeen fëgg seen dënn yëkkati seen loxo. asalaamaaleykum mbokki Mbour Pôle 7 ñi ngi kontaan di la nuyu yow DC Demba Diouf di la wax ni pôle bi dafa am nu muy doxee ndaxte ginnaaw ba ñu dajaloowee fal ñi nga xamante ni ñooy membre du bureau pôle bi dañ ko diviser en 6 sous-pôles division boobu nag li ko waral mooy dañoo gëm ni président de la république dafa war a gagner au soir du 24 février te ndam ginnaaw boo ko bëggee da nga koy sabablu ba tax na suñu 6 sous-pôles yooyu commencé nañ seeni activité de porte à porte ak seeni visite de proximité comme nu ko président de la république bëggee woon fan yii yëpp amatuñ toogaay suba ak ngoon waaye xam nañ ne tamit nit ñi dañuy xëy di liggéey ñii di yendu ci seeni liggéey ba tax na ginnaaw porte à porte yooyu fas yéene nañ def ay té débat bu ko defee képp ku liggéey ba wàcc ci ngoon gi ñu mën a ñëw mën a waxtaan ak yow ci li nga xam ne mooy bilan bu positif bi nga xam ne président de la république Macky Sall def na ko ci Sénégal ndax désinformation bi bari na wax lu dul dëgg bi bari na gars yi fees nañ ci réseaux sociaux bi fees nañ ci médias yi li ñu war mooy wax leen li nga xamante ni moo am te yaakaar naa ni suñu pôle 7 bii ci ginnaaw suñu coordonnateur Ndongo ñu ngi liggéey ci lépp lu jëm ci loolu jërë ngeen jëf. jim bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu responsable yi fi teew yi yëpp bëgguma lim ndax ku lim juum mais maa ngi jiital ci nuyoo bi
DC Demba Diouf di ci teg Babacar Pascal Ndione di leen ñu jottaleel ma nuyoo yeneen responsable yi nga xam ne ñoo fi teew di wax ne ñoo ngi rafetlu lool nii nga xam ne noonu la ñu tàmbalee yal nañu ko àggalee nii te suñ ko àggalee nii yal nañ si am li ñu gënal mais di fàttali itam responsable yi yëpp en commençant par moi-même enjeu bi nga xam ne moo nekk club de Thier Adowa mu war a nekk un travail d'ensemble boo xam ne dañ ko war a àndandoo comme nii ñu ko defee tey def une très forte mobilisation et tous les jours ba jusqu'au soir du 24 ñu réélire le président Macky Sall dès le premier tour. salaamaaleykum waa Mbour 1 salaamaaleykum waa cité Ousmane Ngom salaamaaleykum waa Som Wango ñi ngi nuyu suñu mag yi fi nekk di suñuy kilifa ci commune bi tàmbale ko ci responsable moral muy ki jiite liggéey bi di DC Demba Diouf di tàmbali ci Demba Diouf Pascal beral suñu sœur Ndeye Tické mention spéciale di nuyu honorable député Maïmouna Sène ak mbooleem ñi ñu àndal ñëpp di wax ne fii moom di pôle 7 nekk pôle bi nga xamante ni Thiès Ouest moo ci gën a mag sunu xel dal na fi bu baax yéen tamit ñi nga xamante ni yéenay coordonné liggéey bi ci commune bi na seen xel dal bu baax ndaxte ni ko ñi jiitu waxee liggéey bi ni ñu ko tërale woon ñu ngi ciy dox di dugg ci nit ñi di wax ak ñoom wax ju wér wax ju leer mooy président de la république dafay sàkku deuxième mandat li tax muy sàkku deuxième mandat mooy dafa am yéene ci Sénégal yéene boobu tam defe naa ni wane na ko ndax li mu liggéey bilan boo xamante ni defe naa tey su doon examen dañuy wax ne mention spéciale avec étonnement du jury kon defe naa ni bilan boobu moom kenn waxaatu ko soo lambee da ngay daj soo xoolee da ngay gis soo dégloo da ngay dégg kon nag defe naa ni li war président Macky Sall ci Sénégal def na ko ci premier mandat ci 7 ans loo xam ne ñi ko jiitu wax nañ ko fi 50 ans ñetti président mënuñu ko def moom mu ñëw def ko ci 7 ans defe naa ni loolu kon jar na ñu koy taxaw di ci seetlu di ko wax nit ñi li ci des nañ ma baal tuuti nag ndax dinaa ci dokk dara mooy liggéey bi ñu ngi ci dañuy sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu chapeauté formation yoo xamante ni bëgg nañ ñu koy yaatal xam naa ni buñ noppee après dem ba dinañ jël en aparté waaye daal wax leen ni fii ñun ni ñu àndee di liggéey mooy amul ticket amul Demba amul Siré benn candidat moo fi am muy président Macky Sall comité bi di pôle 7 ñoom ñëpp aussi wax dëgg yàlla man yombalal nañ ma liggéey bi en tant que coordonnateur di féliciter aussi sama rakk bee di Issa Fall moom it wax dëgg yàlla ni mu ko waxee woon def na ko lépp lu mu ci war a dox mu ngi koy dox yombal na ma liggéey bi di leen wax ni fii moom rafet naa ci njort bu baax waaye li ci des ma koy wax ak ñi fi dëkk bu ñu bàyyeeku chaque jour nañ xam. mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu tey suñu doxantu bi sous la conduite du coordonnateur de l'Ouest du comité électoral Est M. Demba Diouf. Je peux dire même que ci turam laay waxee di nuyu ñëpp waaye nag di nuyu le coordonnateur du pôle muy Ndongo ak ñi nga àndal ñëpp man mën nañu wax ne tey quand même xel dal na ndax li tax xel dal mooy li ñu fi fekk dañu fi fekk organisation dañu fi fekk méthode waaye dañu fi fekk déggoo loolu mooy suñu base te loolu la ñu président de la république digal li ngeen wax amul couleur amul nit amul partisan mais dañu ne élection bi élection wu président la li compté mooy lan
mooy le résultat waaye résultat nag liñ koy defee dafay booleeg engagement fekk nañ ko fi dafay ànd ak comportement yu nga xam ne dafa nekk exemplaire fekk nañ ko fi waaye dafay ànd ak Pastef te fekk nañ ko fi kon fii ci pôle 7 ñun xam nañ ne que ne ndam rek moo fi am lu tax ndam di fi am mooy li ma waxoon léegi waaye lu tax ndam di fi am ki tax ñu jóg ñun ñëpp muy ki may jax di wax ne mooy borom bilan ak borom programme waaye mooy nit ki ñu yaakaar waaye mooy le président de l'espérance mooy président bi am wërsëg indaale pétrole mooy président bi yërëm askanam mooy le patriote mooy nag kii xalaat ëllëg xam ne li muy xalaat sax dana ko fekk xëy na muy def leneen waaye di ñaan un deuxième mandat pour mébétam yàlla may ko mu def ci lu raw njortam loolu nag ay yéen ñun ñoo rek ñoo mën a ànd def ko li ci des mooy lan mooy fi ñu jëm man dama ne daf ñu sas ndax bu fekkee ne moom daf ñu liggéeyal ba pare ñun li ñu dese mooy lan mooy prêcher la bonne parole jëm ci nit ñi li fi nekk gis naa leen ak seeni t-shirt ak ñi sol t-shirt engagement homme femme jeune autour de nous li ci des mooy li ngay wax léegi mooy dugg ci kër yi benn par benn di wax ak nit ñi moom ci boppam wax na ko nee na ñëpp mënuñu ko bëgg waaye mën nañu def ba nit ñi comprendre li mu liggéey mooy lan ñi amoon ñu ko mere woon te xamuñu li mu def ñu expliquer leen ku ko maîtriser ngeen xam naa ne donc jóg di ko def rek la ñi ngi ci seen gannaaw Demba mi ngi seen gannaaw maa ngi seen ginnaaw ñun ñëpp ñi ngi seen ginnaaw donc loolu dama bëgg ngeen xam ko xam ne vraiment nous restons à votre disposition et on vous souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Merci aux jeunes et aux femmes. salaamaaleykum waa Mbour 2 ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sunu gan yii tey nga xam ni tey ñoo bokk ndey ak baay ñu tax leen a dérangé wu te li leen yëkkati soxol ñëpp nag muy kan muy ki nga xam ni moom la ñu bëgg sunu xol ki nga xam ni moom la ñu bëgg joxaat deuxième mandat bi ki nga xam ne budul moom Sénégal du dem fenn ki nga xam ne boo xëyaan fajar da ngay gis téeméeri jigéen ñuy xëy di liggéey nga dajeeg ñetti góor fu ngeen jógee ñu ne entraînement lañ demoon waaye léegi defe naa ne loolu amatul ndax Macky Sall seddal na xolu jigéen ñëpp Macky Sall defar na dëkk bi defar boo xam ne benn jigéen xëyatul fajar naan yaa ngi daari doole boo ko dee defi di nga tëdd nelaw sa xel dal nga dem dox li ngay dox liggéey wàcc am li ngay am ñibbisi kon tey defe naa ne bu ñu wootee Mbour 2 ñu ni ku tax ñuy woote ñu ni Macky Sall dina leen tax a bàyyi seen ite yëpp ñëw wuy suñu di lay nuyu nag yéen ñii ñëw fii tey njëkke nuyoo bi ci sama naataango jigéen ñi Adja Ndeye Tické ñu ngi lay nuyu bu baax Mounass ñu ngi lay nuyu danay ba yéen ñëpp ak délégation bi di leen wax ni leen nag ñu ngi leen di dalal fii ci Mbour 2 jigéenu Mbour 2 yëpp a ngi nii taxaw ñu ngi ci seen ginnaaw di leen wax ni leen groupement yëpp a ngi nii Mbour 2 groupement yi fa ne kenn xamu nu mu toll jot nañu nag fond de campagne bi ngeen ñu jox mais bu ñu sañoon ñu dolliwaat ko parce que ku ni jigéen ni développement jigéen a ko ëmb te fii yëpp ay groupement lañ bu ñu sañoon nan ngeen dolliwaat seen loxo ndax li ñuy liggéey war a mën a yegg ndax kat bu ñu jógee ngir dañu jàppale Macky Sall te wax leen ni leen premier tour dina jàll te buñ leen waxee premier tour dina jàll war ngeen koo gëm. j'ai la voix un peu cassée ndax caravane bu démb la woon ngeen jégal ma ci loolu di nuyu l'assistance qui est ici présente di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni bienvenue ici à Mbour 2 di leen wax ni aussi fi am ngeen Mbour 2 ñu fi nekk ñi leen fi taxawal ñi fas yéene liggéey ngir mbay Macky Sall second mandat su ma taxawee nag di wax ay jëfi Macky Sall duñ fi jugee ndax bépp secteur boo jël
Macky Sall am na jéego bu mu ci def bépp secteur ba nga jël d'activité bu nekkoon 1 def na ko 5 léegi su boo jëlee mooy ci transport yi am na yokkute si njàng mi pour les étudiants am na yokkute ci agriculture bi am na yokkute ci pêche bi am na yokkute donc loolu comme ni ma koy faral di waxee rek di ko safoo Macky Sall booy def si moom exposé si ay réalisation bi il te faut des documents à l'appui ndox dafa bari donc di leen wax ni dalal leen seen xel bu baax a baax yéen ñii les autorités de la commune ouest ici je parle aussi au nom des jeunes de Mbour 2 qui sont là ñu ngi nii booba léegi ñu ngi ci musuñoo sonn musuñoo tayi élection yi élection ñu ngi ci di góorgóorlu ñu ngi si proximité yi di ci dox bu baax a baax di leen wax ngeen jàppale ñu si des moyens ndax terrain bi dafa metti ñu ngi si guddi ak bëccëg suba ngoon ñun nag dañoo jël engagement du yàgg moyen am dañuy bëre moyen ñàkk am dañuy bëre par force dañuy bëre may Macky Sall second mandat bu neexee yàlla au soir du 24 février au la main. ñun naar dafa am loo xam ne dañ koy wax Mass moo nekkoon coordinateur depuis bi ñu falee Macky Sall ba léegi fii ñuy élire fii ci koñ bi mu ñëw ne ma yow sama rakk nga ñoo doon cheminando ensemble je te laisse l'honneur cette fois-ci de diriger donc mu nekk loo xam ni man sama mag la sama lépp la ñoo defandoo lu ne dara ump ci Demba ou bien je peux dire père ah donc dara ump ko ci ñu bari xam nañ suñu diggante kon bu fi mbooloo mi ñëwee man aw ma kaddu ci kanamam dama koy jox kaddu mu wax au nom de tous les habitants de Mbour 2 parce que c'est notre grand jërëjëf Mass yaa yor kaddu waa koñ bi. jërëjëf Pape di ko remercier sama jeune frère Pape Sarr c'est vrai que ñun duñu xëccoo fii parce que nag ñoo bokk ndey ñoo bokk baay balaa politique donc pour rien au monde politique di ñu diviser. parce que politique day jeex sama leader loolu la ma jàngal les relations humaines sont plus fortes que la politique quand je dis sama leader je citerai bien Demba Diouf ku nekk xam na ma ak moom et je ne me cacherai pas je le dirai toujours haut et fort li ñu fi dajale tey nag muy présidentielle yi nga xam ni ci la ñu jëm je pense bien que at ci ginnaaw yéen ñiy toog fii ñëpp daanaka ñëw ngeen fii boobu ñu ngi ci jëm ci législative yi ñu génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin présidentielles yi ñu jëm nag elles sont plus importantes que les législatives d'autant plus que dañu bëgg un second mandat pour le président Macky Sall. En fait le président Macky Sall par rapport à ce qu'il a fait durant ces 7 ans defe naa ni ñun waruñu ko naatable parce que loo xam ne la nit mën na ci teg bëtam nit mën na ci teg loxoom par rapport ci CMU par rapport les denrées alimentaires yi nga xam ni depuis 2012 dafa am stabilité ci prix yi rien n'a changé ñi nga xam ne ñi ngi ci biir kër yi ñoom mën nañu témoigner loolu ñun ñi nga xam ne nous sommes fonctionnaires et enseignants je pense que suñu salaire yokk na ci diggante bi et que suñuy impôt baissé na kon ñun xam nañu wax dëgg yàlla le président Macky Sall ce qu'il a fait pour ce pays là par rapport maintenant aux différentes constructions yi nga xam ne am na fa defe naa ni Thiès daf ci gis boppam bu baax a baax aujourd'hui dañuy wax Dakar mais defe naa ni Thiès c'est la capitale du Sénégal et que nit ñi xam na ci dara ku bëgg a jënd terrain fii tey Thiès defe naa ni di nga ko jëndee lu cher parce que Thiès est devenu très valeureux par rapport aux autres régions du Sénégal. mbooloo mi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa pôle 10 regrouper les quartiers sud Stade Lat Dior ak Mbour 2 di leen nuyu ci sunu coordonnateur communal di sunu xarit Demba Diouf. ànd ak délégation bi nga xam ni délégation bu ràññeeku la ñu cité ci sunu sœur Ndeye Tické mi nga xam ne mooy directeur général ANAM nekk responsable départemental des femmes au niveau du comité électoral départemental di nuyu sunu xarit l'honorable Maymouna sunu jarbaat di ko féliciter ci cër bu bees boobu nga xam ne jot na ko di préciser rek ni li ñu indi fii tey nekkul caravane il faut ñu leeral ko parce que xam ngeen ni président Macky Sall nekk candidat def ñoo wax ni à la place des caravanes et des meetings il faut privilégier les visites de porte à porte mais nag xam nga comité électoral buñ ko sampee mu dellu samp ay pôle ak ay sous-pôle dafay rafet mu dem def visite des lieux loolu moo waral lii waaye nekkul caravane ñu leeral ko parce que nag ñun suñu liggéey sur le plan politique en tout cas ci campagne bi mooy visite de proximité te fépp fu ñu jaar
dalal nañ sunu xel won ñi responsable yaa ngi dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi loolu la président Macky Sall santaane te waxtaan boobu war naa yomb te fi ñu ko war a accès aussi dañ ko war a xool bu baax bi ñu jógee ci quartier Somme sama rak Dénéba Sall dafa wax lu am solo dafa jël son discours axé ko sur le bilan du président Macky Sall dans son quartier ma bëgg également responsable yi ñu am dans les autres pôles bu ñu dugg ci kër yi nañu wax ak nit ñi wax leen li Macky Sall def te mu am impact positif dans leur quartier kon fii ñu ñëw li ñu war a njëkk a wax ci bilan Macky Sall bokk na ci la rénovation du stade Lat Dior te xam ngeen ni stade boobu buñ ko rénover dafay am un impact économique au niveau des habitants de Mbour 2 et de Sud stade Lat Dior loolu am na solo beneen bilan bi Macky Sall def te mu am emprise ak conséquence directe ci seen économie mooy l'autoroute à péage AIBD Thiès mu valoriser la route départementale bi nga xam ni moo traversé les différents quartiers daal di jox valeur locative aux différents immeubles am na ko fi wax ay terrain valeur am yëpp yokku na te loolu yéen a ci bénéficier am na yeneen résultats yoo xam ni bilan Macky Sall la mu am impact ci quartier bi bu ngeen dee dugg ci nit ñi loolu ngeen leen di wax ñu xam ni Macky Sall lii la fi def mu amal leen njëriñ yooyu kaddu rek laa bëggoon a yëkkati bourse familiale yi ak yeneen yi di leen sant di leen gërëm di remercier encore une fois le coordonnateur jërë ngeen jëf merci.